nan nga jàngatee élection yi di jege ñu jël Khalifa Sall denc ko ci kaso yi. non kumba am ndey kumba amul ndey am na yeneen ñu nga xamante ni OFNAC wala IGE dafa wane ni que dafa am ay jalgati ci seen gestion te dara fekku leen fa amuñu benn problème ak justice kenn woowu leen au contraire ñu ngi leen di féliciter di leen jox ay comment ça s'appelle ay promotion donc loolu ñaaw na ci Sénégal Khalifa Sall jàpp nañ ni que kilifa la mooy maire u Dakar Dakar am na ay problèmes yu bëri Khalifa Sall du nit bu nga xamante ni xamuñu ko du daw Sénégal donc waroon ko mënoon nañ ko may mu mun a continuer liggéeyam tant que yoon bi joxegul dogal donc man dama jàpp ni que Khalifa Sall en plus comme que député la am na immunité waroon nañ ko mën a bàyyi te loolu population yi ñoo war a xeex loolu te gisuma trop nit ñi di ko di xeex ci loolu à part ay militant wu parti wala militant wu Khalifa Sall nit ñi dañ koy ñaawlu nii waaye dafa mel ni loolu jàll na te ñu ngi wéeru ci yàlla daal yàlla rek moo mën. mais ñàkk déggoo bi ñu gis ci politique bi jamono ji nga xam ne ànd bi demewut noonu ndax bokkul ci lu gën a tax Macky Sall gagné élection yi nii ak coalition. waaw mais xam nga Macky Sall moom amul sax coalition la am te ñun dañu jàpp ni sax te loolu sax mën na nekk benn raison bu nga xamante ni mun nañ ma weddi parce que ñun moom sa réew parti bu ma jiite bu tudd moom sa réew dañuy jàpp ni que coalition baaxul dañu xool c'est loolu bu ñu sampee moom sa réew en 2013 dañu ne que coalition dafa bokk ci lu yàq Sénégal te moom sa réew dañu fas yéene bañ a ànd ak coalition loolu mooy dafa bokk ci suñu charte mais ñu doon avancer di dox ñoo am ay discussion ci biir parti bi ne il faut que ñu dem coalition ak ñu nga xamante ni au moins ñoo bokk gis-gis parce que coalition lu tax ñu ne baaxul c'est que da ngay gis ci biir coalition ay parti yi nga xamante ni bokkuñu dara ci gis-gis bokkuñu dara ci melokaan ak ci politique économique et cetera boo xam ne dañuy ànd juste pour gagner. wàllu boobu ñu ngi gis élection yi Macky Sall tabb nguur gu bees ñu gis ci yenn poste yu ñu jël ko jox ko ñenn ñi mel ne ay ñoom Aliou Ndiaye ay Aliou Sall nit ñi di ŋàññ yow nan nga gisee loolu kon jàngat nga def ci gouvernement bu bees boobu. mais amul jàngat bu bees parce que bu leen fàtte ni que Macky Sall doomu Ablaye Wade la Ablaye Wade moo ko formé Macky Sall nekkoon na fi premier ministre nekkoon na fi directeur campagne yu Ablaye Wade moom Ablaye Wade moo ko jur ci wàllu politique donc changement sous Macky Sall ak mu ñëw ne la man balaa mu nekk président am naa 8 milliards Ablaye Wade ba moo ko may yow nga dégg loolu nga fal ko après nga bëgg mu changer système bi mu def rupture mais yow yaa nax sa bopp donc loolu warul bett kenn lu mu def nii papa mu ko jàngal ñoom politique u Sénégal ci loolu la ñuy dundee ñun population yi xam nañ ko population yi nangu nañ ko puisqu'à chaque fois ñooñu ñooy gagné donc responsabilité bi du Macky Sall mais askan wi la. mais ndax mën nañ ko ŋàññi ci bëgg jël ñoo xam ne jege nañ ko bokk nañ ci moom jox la yenn poste stratégique comme ni ngeen koy waxee. waaw xam nga ni élection politique Sénégal naafeq dafa bëri ci biir ñun xam nañu que suñu président depuis 1960 tubaab bi ñoo koy jox ordre donc yow da ngay soo nekkee ci gouvernement wala nga nekk député yow daal da ngay nekk fii rek pour que dëkk bi nuuroo ak république nuuroo ak dëkk waaye loolu du dëkk du république d'accord donc yow soo demee nekk député wala nga def ministre yow xam nga ni même soo amee gëm-gëm du mun a àgg parce que système bi nu mu tëddee ñun ay dunguruwu tubaab bi la ñu tant que loolu dañul
dara du mun a changer tant que moomuñu suñu bopp duñu mun a avancer duñu mun a am naataange duñu mun a dem fenn donc yow buñ la falee wala ñu jox la dombal tànk wala ñu kii eh bien évidemment da ngay noppi di def la continuité dara du mun a changer. tey ñu dem ba ci wàllu PS boobu ba tey gis ne koo xam ne xam nga ko di Barthélémy Dias génn tey ne day nekk candidat secrétaire général parti socialiste ban jàngat ngay def ci loolu. mais am na droit wu présenter wu comme secrétaire général ou parti socialiste moom dafa bokk ci parti bi su def te loolu sax ñu ngi ko koy encouragé parce que kenn rek moo amoon fitu moo mus a am fitu jéngu loolu mooy Aïssata Tall Sall jàkkaarloo ak Ousmane Tanor Dieng su fekkee ni am na yeneen yu ñëw ñu def loolu lu rafet la parce que parti socialiste pour mu dund il faut que Ousmane Tanor Dieng jóge foofu. waaw ci jóge boobu tey ñëpp doon xelmati xëy na Aïssata Tall Sall waaye ak Aliou Macky Sall plutôt Khalifa Sall mais Barthélémy jël moom ne moom tey dafa bëgg a nekk secrétaire est-ce que loolu tey du xaw a nu mu di jàmbaarloo ak Khalifa Sall. non Khalifa Sall mu ngi ci cachot Khalifa Sall musul wax ni que dafa bëgg a nekk candidat au parti socialiste musul sax wax que dafa nekk candidat pour la présidentielle sax donc ko xeex lu ma jàng xaw ma est-ce que dëgg la wala déet mais le fait ngay poser candidature pour parti socialiste pour man du trahison envers Khalifa Sall yow homme politique nga da nga am ay ambition da nga koy xeexal xeex pour mu génn cachot du la tere yow nga poser say candidature. ci kaw Barthélémy boobu Barthélémy nekkoon ko xam ne jegante nga woon trop bokkoon ngeen lu bëri ngeen bokkoon parti socialiste ba ni nga jógee ci parti socialiste tey sa relation Barthélémy nan la ci ban position ci ban fan la tollu jamono ji. sama xarit la bokk ci ñu parti waaye ba léegi ay xarit lañu sama rakk la te c'est vrai que amoon na jamono boo xam ne dafa metti woon dafa dëgëroon. ci ban fan. non temps au combat ci biir parti socialiste bi balaa ñu may dàq parti bi mais quand même dañuy def preuve de hauteur bu nga xamante ni on a pu sauver notre amitié. maanaam ba ngeen nekkee ci parti bi pas un problème moom dafa faroon beneen camp bi yow nga nekk ci benn camp. waaw loolu moo loolu mais c'est des problèmes politiques dafa laal suñu xarito waaye jamono dem ñu sàmm suñu xarito te ba léegi ay xarit lañu. ci xarit boobu tey yéen ñaar bokkoon ngeen nekk kaso ndax di xeexal parti socialiste ndax di xeexal ay gëm-gëm Laye Wade moo leen fa yóbbu woon ñu xëy suba gis ci élection législative yi Barthélémy ànd ak Laye Wade di kaf di ree politique demee na ba mel noonu. bon moom am na droit di def loolu man xëy na du ma ko su doon man du ma ko def mais su ko defee tamit aw ma tamit pour juger ko moom moo décider lu muy def bokkuñu organisation. su fekkee ñoom ci seen stratégie wala ñoom ci suñu dara ci loolu am na droit di ko def. loolu est-ce que du bokk ci par rapport ak sànq yow li nga doon xeex mooy gis ko xam ne tey da ngay xeex ak nit ngir am gëm-gëm booy défendre ñu xeexal su ma gis leen ngeen di ànd est-ce que foofu tamit gëm-gëm am na fa bu dee cadre politique. c'est que aussi opposition bi boo nekkee ci opposition mun nga nekk ci opposition tamit ak ku nga xam ne démb ay noon ngeen woon quoi. dafa am ay cadres yu nga xamante ni comme le manko au début bu nga xam ni dañuy wote opposition pour xeex ngir fichier électoral bi leer mais loolu bu ñu wotee réunion boobu man ñëwoon naa ci réunion boobu ci fichier bi mais amoon na waa PDS ñu ngi yoon fii yeneen ñëpp ñu ngi yoon foofu képp ku nekk opposition donc léeg-léeg opposition dafa am ay cadres bu nga xamante ni di nga toog ak ku nga xamante ni dëmb dañu doon xeex mais ça veut pas dire que di ngeen ànd élection wala que yow di nga bàyyi sa gëm-gëm man personnellement su dee man du ma dem élection ak PDS wala du ma dem élection ak APR wala truc mais. mais yaakaar nga tamit Barthélémy Dias ak candidature bi mu postulé ak ni politique bi demee jamono jii nii ndax am na ay changement pour nekk secrétaire général parti socialiste. bon man je crois que dinaa la jox numéro Barthélémy Dias comme ça nga laajte ko loolu yëpp mu tontu la je crois que moo gën.
non côté politique ou pas politique waxtaan nañ ci suñu xarito waaye ci côté politique da nga koy woo nga laaj ko mu tontu la man côté politique nga laaj ma moom sa réew fan la ñuy toll la ñuy bëgg laaj ma suñu gis-gis ci wàllu franc CFA ci wàllu APE ci wàllu indépendance du Sénégal ñu waxtaan ci loolu. maa ngi doon seq loolu bu ma la koy laaj foog ma laaj ko tax ma la koy laaj mooy que ne tamit da nga bokk ci politique bi. dama bokk ci politique mais lu tax dama laajte Thierno Bocoum Idrissa Seck Abdou Mbow et cetera il y a plein de hommes politiques Gakou et cetera mais quand même cas boobu tax mu kii parce que tamit yow da nga bokk ci parti socialiste am nga réalité yoo xam ci parti socialiste. laaj bi mooy est-ce que parti socialiste par rapport ak élection yii nii nga xam ne muy secrétariat général bi kii di sa xarit comme ni nga ko waxee nekk politicien. bu am na gëm-gëmam tamit am na droit wu nekk secrétaire général ndax par rapport ak doxalin bi est-ce que yaakaar nga ne am na poids boo xam ne war na mën a tax tey mu am chance am ci secrétariat bi loolu mooy question bi. ah mais écoute j'espère que am na poids boobu su fekkee ni moom dem na ba samp ndënam xëy na moom xam na lu mu yor ci biir parti bi man nekkatuma ci biir parti bi dàq leen ma donc man xamatuma lu xew foofu. ak ni parti bi di doxee nii. non xaw ma lu xew foofu ci biir xaw ma ban poids la am ci biir ak poids bu mu amul xaw ma ci dara. parce que sama yoon nekku si. ci loolu noonu. pourtant dafa am loo xam da nga see dugaloon sa yoon. ba tax ñu yóbboon la ci kaso. muy affaire conseil constitutionnel. boo ciy dellu si. bon affaire conseil constitutionnel bi en fait dama naka laa ko mën a expliquer lu bees parce que loolu dafa yàgg benn stratégie la woon pour déstabiliser. Parce que temps boobu Abdoulaye Wade dafa bëggoon troisième mandat n'est-ce pas dafa bëggoon troisième mandat conseil bi valider troisième candidature bi ñun il fallait que ñu décider bind benn bataaxal conseil constitutionnel ne leen ñun lu tax yéen waru leen valider candidature bu maître Wade mais ginnaaw loolu dafa amoon benn stratégie ñoom dañu ne que dama menacer ay juges fekk ci lettre bi bu ko lire bu baax menacé wu ma juge waaye dañu tendre benn piège maître Wade c'est-à-dire que dañ ko gasal pax gasal kamb ci lettre bi dañ ko offensé dañu wax lu ñaaw ci Ablaye Wade dañu nekk Ablaye Wade reykatu nit la parce que maître Babacar Seye moo ko rey loolu la ñuy wax juge bi waroo valider candidature bi parce que maître Wade reykatu nit la te ñu mu àndal ay famille am ay sàcc lañu xam nga loolu non gëm-gëm la woon doo wax lu nga gëmul léegi loolu xam nga wax boobu mën na la yóbbu ci tribunal pour offense au chef de l'État mais suñu la yóbbu ci offense au chef de l'État il faut que ñu yee maître Babacar Seye parce que procès boobu musuñu ko def kan ma ko rey réellement kan moo nekkoon ci ginnaaw d'accord te Ablaye Wade dafa voté benn loi Ezzan bu nga xamante ni ba léegi amuñu droit waxu maître Babacar Seye waxu assassinat boobu donc dañu ne suñu jàppee ci loolu parce que ñun loolu kese la ñuy def dañu wax lu ñaaw ci président bi offense au chef de l'État dinañ mun def procès boobu parce que dinañ woo ñëpp man maa wax man Malick Noël maa ne Ablaye Wade moo rey diw nga ne ma non waroo wax loolu nañ woo ñëpp ñu def procès boobu mais Ablaye Wade comme que ku la mag ëpp la sagar dafa wër affaire bi ne non kii xale la duma moromam mënuma jàkkaarloo ak moom mais yéen juge yi dafa mel ni daf leen menacé la foofu ngeen ko war a topp. kon daal góor gi da leen jaay xelu mag bu yóbbu leen kaso. voilà. ci dem kaso boobu tamit nan nga dundee sa nekkin ci kaso xawoon na métti ci yow. non kaso bi daal lu métti yoon ci man mooy le fait que may gis lu fa xew que loolu am na fii ci Sénégal ku la nettali kaso yow mun nga imaginer mais am na lu nga xamante ni il faut nga dugg ci biir pour nga xam exactement ne serait-ce que xeetu kaso bi sax nu mu mel da lay wone que vraiment Sénégal du dëkk quoi du république du dëkku droit de l'homme maanaam ak yelleef doomu adama n'est-ce pas loolu amu fii ci Sénégal da ngay gis néeg de 60 mètres carrés avec 150 personnes boo xam ni li ñuy wax paquetage nit yi di tëdd ci ku nekk di tëdd ci kaw keneen ki am ay feebar yu nga xamante ni feebar yooyu da nga yaakaaroon ni que ci àdduna amatul condition yooyu moom wone beneen mettitu
au Sénégal et vraiment lu ma jaaxal mooy politiciens yi ñu jaar foofu après nekk ci nguur gi musuñu def dara pour que loolu changer loolu mooy expérience su cachot bi lu ma am foofu. parce que loolu li si góor gi jublu woon xëy na mooy sur le plan psychologique maanaam ci wàllum doole bi muy physiquement ak également ci wàllum xel bi mu wàññi la est-ce que loolu mës na. non parce que cachot su fekkee da nga def lu bon da lay di nga am problème ci biir cachot bi di nga jooy di nga tiit affaire yooyu mais su fekkee ni yow lu nga def da nga ko def pour dafa jóge sa xol def ko pour askan wi te askan wi mu ngi lay ciy jàppale mu ngi lay ciy ñaanal. nga am ginnaaw sa famille say parti wala say sénégalais yi xam nga loolu da lay may doole di nga xam ni que yow yaa ngi ci cachot bi waaye tu n'es pas seul donc du la daal mënoo wàññi kenn ci gëm-gëm boo ko yóbbu cachot. Malick Noël Seck tey li nga dund ci politique wàllum trahison waaye également li nga ci xam ak ni politique di doxee est-ce que ba tey yow gëm nga politique. bon gëm naa ko parce que politique lu baax la politique mooy naka la ñuy fexe ba askan wi seen dundu gën a neex n'est-ce pas école yi gën a baax hôpitaux yi gën a baax prix wu ceeb bi wàññeeku et cetera donc politique. lu baax la nit ñuy def politique ñoo jubul ci 10 personnes ñuy def politique Sénégal les 8 personnes jubuñu wala les 9 personnes jubuñu parce que ñemewuñu changer système c'est dire la vérité mooy ñun depuis 400 ans dañuy exploiter Sénégalais ak Africains depuis 400 ans tubaab bi def ñu esclave def colonisation def décolonisation coopération loolu yëpp nit mooy not nit d'accord mais loolu dafa metti pour nga nangu ko tey su ma la nee yow tu n'es pas libre Tounkara tu n'es pas libre moomoo sa bopp normalement boo demee sa kër tëdd nelaw nga d'accord ak man nga ne lu ma wax dëgg la mais boo yeew doo tal sax def ay interview da ngay xool naka ngay fippu naka ngay xeex pour moom sa bopp ngir sa ëllëgu doom tane sa ëllëgu bopp comprendre nga te loolu le fait que yow ñu nax la depuis nga nekk xale da nga juddu ñu ne la yow tu es indépendant depuis le 4 avril sa professeur école di la ko wax sa pap sa yaay di la ko wax mais yow da ngay dem ba gëm ko tey bu ñu ñëwee ak internet ak tout ça boo xam ni dëgg day feeñ par force ñu ne la lu ñu la jàng yëpp ay fen la man lu ma doon doxee lu ma doon xalaat yëpp dafa sukkandiku ci lu nga xamante ni du dëgg mais loolu mën na doflu nit. kon loolu tax benn côté ñëpp jàpp ne. da nga donc xaw a wàññi perte de vitesse wala da nga. non c'est que da ngay def ndànk parce que yow da ngay xeexal nit pour mu am naataange mais kooku dem jàppale voter ku nga xamante ni mu koy rey mais da ngay def ni xoolaat affaire bi jàngat affaire bi pour defaraat sa bopp. naka ngay parce que peut-être que échec la ci ñun est-ce que message bi jàll na est-ce que ci ñun la ñëw parce que ñun xamante nañ bu baax que ñun du nguur mu ñu intéressé du xaalis mu ñu intéressé sinon ñun dugg nañ ci Benno Bokk Yaakaar wala les autres pouvoirs depuis longtemps donc lu ñu wax dañ ko wax parce que dañ ko gëm mais soo defee loolu dañu ki dof la ki bëggul boppam da ngay dem élection tu as un député Aïssata Tall Sall elle n'a eu qu'un député nga dem Sonko ku baax la ku jub la mais su demee élection benn député le Sénégal yi di ko may jox 160 députés ku nga xamante ni day leb 57 milliards pour organiser sommet de la francophonie yow nga votel ko jox ko lépp alors que mu ngi lay rey donc yow il faut nga def nang nga xoolaat sa bopp xoolaat affaire yi ni mu demee ngir jogaat pour continuer. laaj bi mujj mooy tey avenir politique wu Malick Noël Seck lan la. bon man avenir politique de awma duma borom bopp bu nga xamante ni dinaa xam lu xew suba. waaye taxawaay bu ñu nekkoon depuis le début foofu la ñu continuer taxawaay bi mooy lan tant que moomuñu suñu bopp du ñu dem fenn franc CFA bi daf fi war a deñ
parce que day yàq suñu koom-koom moomuñu suñu koom-koom duñu jël suñu décision ci wàllu koom-koom d'accord tubaab bi ñoo koy jël Banque de France moo koy jël Élysée moo koy jël APE accord de partenariat économique da nekk benn bombe bu nga xamante ni mu ngi ñëw fii su explosé ñëpp dinañ comprendre il faut que ñu loolu dafa bokk tamit ci xeex boobu le fait que ñu am ay base militaire bu nga xamante ni tubaab yi ñu ngi fii américains yi ñu ngi fii avec Africom et cetera loolu est-ce que yoon la est-ce que loolu dafa bokk ci moom suñu bopp école yi santé bi tout ça lu tax baaxul parce que loolu moo tax parce que maîtriser wuñu suñu xaalis donc ñun foofu la suñu tànk di nekk te foofu incha allah suñu tànk di continuer di dox donc tout le reste ce ne sont que des outils mais fu ñu nekkoon dëmb foofu lay nekk tey fas yéene nekk foofu suba. Malick Noël Seck ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.